Mamadou Fofana bàyyi mu wax moom nee na Amadou Ba la bëgg ñu def ko premier kàddu gi yëpp loolu moo ko si intéressé ci fin bi maanaam chute bi Amadou Ba nañ ko def premier ministre nañ ko nangu. nga lii am nañ ci xalaat bi am nañ ci xalaat après jox ñu. dañ ko bëgg a commandé doo bàyyi ma jël chapeau bi après ñu ko commandé parce que dañ koy boole rek lépp ci wàllu politique day seet waaw jëlal El Hadj parce que Khadim Gadiaga moom wax ji yëpp li ko si intéressé moo di nañ def Amadou Ba premier ministre. yàlla xam na ni ku sa ceebu démb niin tax nga fàtte ñi amul ceeb bu ñu sóorte niin lewuñu Sénégal yi daal ñu lay jéppi woon la gannaaw fii million kenn wala takkatal ndomba tànk politique gu kenn feesu fi butu kenn kuy wax da ngay waxal askan wi Amadou Ba Aminata Touré président Macky Sall Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko parti Abdoulaye Wade xam nga lu ñu intéressé kuy wax ci lu jëm ci askan wi mais moom bu ne day jàppale président Macky Sall parce que mu ngi doxal na ma tegal baaraamam fenn ci Sénégal fu dox na te jël baaraam teg ko fii ni fii mu ngi dox waa foofa tontu ko ni ko fii doxul gis nga it nag en fait vraiment suñu frère la mais nag askan wi ñu gënal ñëpp Sénégal gii mu dugg démb dugg ci àll bi ak kaw gii dox ay téeméeri kilomètres boo antanee taxaw génn télé ni mu ngi dox parce que yaa ngi biir Parcelles wala yaa ngi biir Pikine dajale sa ñetti nit ak sa ay ndënd xumbal da ngaa yëpp Sénégalais yi. Sénégalais yi dañuy souffrir dund gi dafa jafe dafa cher même ñi jiite réew mi xam nañu ni maam yëf yi dafa metti ci ñoom tey. dafa mel ni molo dagg baat bu manque yàgg utiliser bàyyiwu leen ci xel. xam nga loo xam dafa la échappé comme molo dagg loolu moo am tey ci marché bi ci lépp li ñuy jaay nguur gi amu ci sañ-sañ. yow nga antana taxaw ni mu ngi dox parce que militant wu Amadou Ba nga wala militant wu ma sàmm nga wala militant wu ma demb nga wala militant wu kii nga dana waaw beneen bi ci des boo amee parti politique sama waay wàcceel sur le terrain wax ak nit ñi waa ji sant Camara noonu du affaire du ay premier ministre ak yooyu réew mi c'est-à-dire premier ministre tàggantiwu ko fi mu tagga tembe am premier ministre tàggantiwu ko aca Birahim boo sukkandikoo ci yéene kaay bii di La Tribune li mu wax moo di ku si nekk mi ngi def sa gisaane La Tribune tey génne xam na ne kon premier ministre Idrissa Seck Aminata Touré Assemblée nationale kii di Pape Diop au conseil des collectivités territoriales Amadou Ba moom nii waa ji waxee soo moytul dafay gedd bu fekkee joxuñu ko poste bu dëgër déet bu fekkee ni daf max non c'est-à-dire que gis nga bu fekkee ni gisaane la comme tu l'as dit gisaane nag dina am mu tombe wala mu bañ a tombe waaye gisaane moom gisaane la tudd je l'ai dit ici du ma fi météo du ma disserter autour du sexe des anges comme on le dit parce que li nekk ci bopp Macky Sall la mu décider ak ña mu ko war a décider ñoom xam nañ seen bopp ba pare moom la nekk ci boppam wax dëgg fa neex yàlla du ci kenn ci ñun wala ci kenn ci réew mi ku mën a ne ni lii lay décider xam nga lu tax ma wax la loolu parce que dafa am plusieurs cas de figure qui vont se poser devant lui président Macky Sall président de la coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga luy wax bi à partir de ces décisions yu muy jël ndax moom mooy nommé ba léegi constitution loolu la ko jox au poste civil comme militaire moom mooy nommé mooy seet ku ko neex mu nommé ko mën na sax bañ a xool CV pour nommer ndax loolu may nañ ko charte réew mi ko may mais ca la muy nommé ka muy jox ak fa muy teg dina am jeexital ci est-ce que dañ dem élection présidentielle 2024 moom mu bokk ci est-ce que mu ngi lijjanti pour que juboo wala jàmm mën a am pour li ko desee ci mandat bi mu doxal ko te du leneen loo xamee ni moom lay yóotu ci à partir de 2024 choix yi mu nar a def autour de sa personne muy président assemblée nationale muy président wala au conseil des collectivités territoriales yi ñuy wax muy poste premier ministre loolu yëpp après nit ñi mën nañu jox li ñuy wooyee lecture des choix du président Macky Sall bu falee ñu muy fal ak nu mu leen di fale lecture boobu nag à partir de ce moment bu la neexee joxe lecture mais fi ñu toll nii gisaane boobu je vais pas rentrer dans ça. Khadim Gadiaga kaddu Khadim Gadiaga sax ab responsable bu la neexee nga ne nga wax sax xalaat nga am féete mais xam nga
ñoom parcelle googu dañ leen a bàcc local yi dañ leen a bàcc législative yi dañ leen a bàcc. xam nga lan la waroon xalaat ne lan moo tax askan wi sanctionné leen ñu war ci jéem a indi ay solution que wéy nañ def Amadou Ba premier ministre ak nangam ak nangam loolu nekkul loo xam te ne nii moom moo intéressé nit ñi li leen intéressé mooy parcelle dafa am ay jafe-jafe yu fa nekk. nit ñi sonn nañ lekkuñu naanuñu parcelle am na problème mu tali parcelle am na problème mu leneen ak leneen ay infrastructure de base yoo xam ne askan wi dañ koy soxla poste de santé école c'est sûr que lu jëm ci cartographie école ak poste de santé matalewuñ ci dara mais waxal loolu moo gën a am solo ko wéy nañ jël diw def ko ab premier ministre wala nangam ak nangam Idrissa Seck mii tribune bind tey naan moom lañ fas yéene def premier ministre loolu bu amee du def lu dul confirmer lañ doon wax ne diggante Idrissa Seck ak Macky Sall ab deal moom moo ci am boo xam ne nekkul lu dul jéem a def Idrissa Seck dauphin mu di bu mënul dem troisième mandat mu jox Idrissa Seck dem waaye boobu nag lay gën a yàq ndaxte tey lu jëm ci wàllum transhumance tax na tey Idrissa Seck mënatul fexe ba gagné Thiès ay jafe-jafe la fa am jox nañ ko conseil économique social et environnemental mais tous teewut ñaari élection yépp dañ leen a bàcc. donc loolu aussi du def lu dul ña nga xam ne ñoo nekk ca biir partem dinañ jël seeni bagage dem seen yoon parce que dañuy xam ne la war la ñu mën a nangul koo xam ne affaire de chose la bokk ci ñoom liggéey ba toll fii nii duñ ko nangul ab koo xam ne da nga bàyyi lépp pour ñëw fekk si leen. ayca ñu waxtaanee wàllu politique ak nag bu ñu xoolee politique dëgg la ko tax a jóg jaamu yàlla la rek kon nag politique ak diine moom daanaka nag ñoo ànd waaye jamono ji politique bu ñu gis daal ak safaan la loolee ay kàddu la yu tukkee ci président bu parti idéaliste libéral nee na nag faw imaam yi kon wàcc si arène politique bi ndax jële fi li fi nekk nag du lenn dul li nga xam ne tubaab ji ñoo ko fi bàyyi muy parti yi bees yi nga xam ne gis nañu leen fi Adama Seck lay wuyoo dafa janox taskatu xibaar yi ñu teewlu ko nang ko baka yokko jikko yi loolu moo ñu mën a libéré ci colonisation bi ngi nekk di ko dund bi nga xamante ne ba tey mu ngi fi ba tey africain yi réalisme la ñuy def mooy ku ëpp doole sa morom noot ko politique ni ko gaa ñuy defee tey ku jekkoo sa morom rek liquide ko bu ñu fi toogee di xaar ay troisième mandat waru fi am ak war na fi am ñun ñoo xamul suñu wareef article numéro 4 de la constitution dafa wax ne képp koo xam ne da nga def parparloo yow constitution bi dalay daal dañ la war a punir moom nag constitution bi war nañu dal ci kaw Macky Sall porté naa ko plainte ñetti yoon élection présidentielle 2019 porté naa ko plainte 2020 porté naa ko plainte 2021 ndax dafa violé suñu constitution mais xaw ma lu xew ma ndax da cee dëgg coñcoom wala ndax conseil constitutionnel moo ci dëpp ak coñcoom. mu nga politique ak diine El Hadj nee nañu benn la ndax politique li ko tax a jóg moo di bàyyi xel bu baax doxalinu gox bi wala fu mu ci manti doon waaye politique bi ñu nemmee ko jamono ji li fi tubaab bi def rek moo fi ne te loolu dafa war a jóge imaam yeex ulema yi faw ñu wàcc si arène politique bi. parce que ñuy politique ñëpp laata ñuy commencé politique am na diine ju ñu juddoo fa kullu mawludin yuuladu alal fitra donc bu fekkee politique daf la dab nga war cee tabax société bi war ci tabax cité bi bëgg-bëgg. yóbbu la ci yow nga am ay jikko yu diine ja nga juddoo daganalul muy kàcc muy lekk alal judul yoon muy bañ nit ki te tegoo ko fenn muy sàkkal pexe nit muy noonu nit muy nekk ci kaw fàtte ñi nekk ci suuf yooyu yëpp da ngay daal di génn ci cadre diine bi nga xam ni ci nga juddoo alors tey bu ñu waxee ñu naan suñu constitution te koo ci taxaw ni ko amoo diine moo xam l'islam bi la moo xam catholique bi la koo ci taxaw ni ko amoo diine mu jaay la ba kenam te li ñuy def diine du ko nangu mais politique diine moo ko yanu parce que diine moo yanu dund nit ci boppam ku juddoo am nga gëm-gëm boo judduwaale fu kullu mawludin yulidu alal fitra ku judd am na ngëm-ngëm boo judduwaale set wicc ci vierge kon diine moo ëpp doole politique parce que moo ŋànk kii def politique te kii def politique ci diine la juddoo mais nag imam Abou Wax yente bi waxoon moo leen dab tey politique di milieu boo xam ni wax lu dëgg bari na ci sa intérêt bopp bari na ci sos bari na ci fàtte ñi nga ëpp doole bari na ci tuumaal nit ki bari na ci waaye nag bu ñu demee ba jël aada ji kooj ko ci diine ji li daganul ñu daganal ko ci kàcc ci bañante ci diggante ñàkk gëm xam nga li am diggante daaw jóge ak léegi ci ay fexelante ci wàllu politique parce que ñoom ñëpp li ñu judduwaale dañu ko fàtte li leen dab ñu def ko valeur jël forme teg ci kaw
fond moom ñu jël ko sayal ko te fond moom dafay existe parce que moo ànd ak yàlla moo ànd ak humanité noonu la nit di dundee lu am solo la c'est-à-dire que nag question bi mooy man su ma ko jigoon ma naan ko lan moo tax nga kalaame Macky Sall pourquoi nga kalaame Macky Sall ak ci nan la violer ban constitution au nom de l'islam est-ce que islam am na reconnaissance ci constitution bi tax ngay kalaame Macky Sall il faut mu dugg quand même au fond des choses man kalaame naa diw dama ko kalaame ndax dafa violer constitution bi mais man maa ngi wuyoo turi l'islam mais bu ma jàppee constitution boobu muy li ma concerné ba tax ma ci kalaame nit quand même wa fii anfusikum afala tatafakkarun nit ñi aussi dañuy xalaat man ma ko jigoon naa ko posé ay questions yoo tamit mu yokk mobilisation ndax bëri na ci ay sièges yu vide torop ñu waxtaanee kon nag Birahim no wax naa dëgg di image yi ma gis nii sièges yi si ginnaaw kenn toog xam nga opposition dafa metti mobilisation bi day metti il faut nga wàcc si terrain ba pare doog a def point de presse ndax say siège fees caméraman yi dañuy zoomé ci sièges vide yi dafa doy waar Birahim ñu waxtaanee kon waa OIM nga xam ne ñoom dañ doon xeex màngaan gi nga xam ne teguwul ci yoon ndax dafa am programme bu ñu tegoon si diiru ñeenti at programme boobu évalué nañ ko gis nañu ne kon ndam am na ca c'est ñeenti ci ay gox yu nga xam ne nii dem nañu fa ñaax nañu ndaw yi xamal leen ne kon Afrique gu ëllëg mënee su ko defar te nag ay ndawam bokku ca ñu teewlu sa Ndeye Absa Ndoye membre OIM ay kàddu Maxalassane Balde. migrant comme message bàyyi na fi ay bébé mooy ASMI tey ji ASMI présente na ci ñeenti régions yi Sénégal Dakar Thiès Kolda Tamba tey ji def jàngal nañu lu bëri ci wàllu liggéey formation lu ne defal nañu ko ba ci ay couverture médiatique def nañ ko kon tey pare nañ ko jànkonte ak suñu rakk yi waxtaan ak ñoom yee leen ba nga xamante ne ñu bàyyi yoon bu bon bi bàyyi tukki bu jaarul yoon ndax jeunes yi temps yi dañuy tàmm par exemple ni Sénégal amul dëgg la metti na mais ñu bañ a xeeb liggéey agriculture bi mu ngi fi mbay mi mu ngi fi transformation yi mu ngi fi am na élevage am na lépp kon mën nañ gën a concentré wu ñu liggéey ndaxte ñàkk a jëriñu te looy bañ fii Sénégal boo demee bitim réew tamit loolu nga fay liggéey xam nga kon dañu war a waxtaan daal entre jeunes nga xamante ni ñu bàyyi di def ci bopp xale aussi xale itam ñu conscient même luñ leen ba jagan ngay def ci programme bi nga xam ne waa OIM def nañu ko donte ñu ngi gis ba léegi ndaw ñi tey la ñu gën a mën a jël gaal yi di dem biti réew OIM xam nga mooy organisation internationale pour l'immigration moom li ko tax a jóg mooy justement xeex set yan mooy solution pour immigration bi ñu mën ko dakkal te yemuñu ci xeex bi parce que tey boo gisee ñu bari ñu ñuy rapatrier di leen sànni ay Niger di leen sànni ci yenn dëkk pour ñu mën a ñëwaat ci biir réew mi souvent bu ñuy génn ci réew yi ñu leen dàqee lu dul yére bu ñu sol sax boo moytu bu ñu la fekkoon ca piscine ba ak sa caleçon boobu ngay duggaatee ci avion mais OIM ñoo leen di jàppale jox leen lu ñu lekk solal leen au moins taxawu leen donc ñoom seen rôle la ñu nekk mais xam nga lan mooy rôle ñun état yi nekk ci Afrique ak yeneen i état mooy fexe ba lii di les causes de l'immigration clandestine ñu seet nu ñuy def ba ñu fànk ko ndax mooy lan ñu ngi wax agriculture mais tey imaginer ñooñu nekk Touba nga lu ko wër ñu ñàkk seen i tool la ñu yoroon yëpp ñu def ko ci tool yi ñàkk nañu ko mais bu subaa bu kenn ci ñoom ne ni bàyyi ma jël kii bi parce que fi ñu toll ni découragé yow état du Sénégal mi seetaan lu demee noonu mais tu es responsable à 100% ci situation il faut que ñun suñuy état suñuy gouvernant ñuy réfléchir de xool quelles sont les politiques qu'il faut mettre en place pour éviter li nga xam ne moom mooy immigration bi ñaata yoon lañ fi wax naan mais créé nañ fi ay agence yu dul jeex ci lu jëm ci wàllu emploi jeune fonds lu nekk ñu dugal ko fi mais teewul ba léegi l'immigration continue chaque jour ñu ne la jàpp nañu benn bato boo xam ne lu tolloog 70 migrants ci nekkoon ñu ngi doon bëgg génn réewum Sénégal mais pose-toi des questions qu'est-ce qui est à l'origine de tout ceci et aujourd'hui quelles sont les solutions mais solutions définitives à apporter pour que ndaw ñooñu ngi ngay wax ñu jàpp ni fii ñu nekk nii lu mu metti moo tane bitim réew mais ñi nekk bitim réew lu mën a xew tamit yenn saa dañuy xool ne ni la ñuy dundee donte metti na yenn saa mooy tane ñi nekk fii ci biir réew mi ci yenn ci ay doxalin. ñu gis ne kon état du Sénégal à chaque fois dafay teg ay programme yu nga xam ne dafay bëgg di téye ndaw yi fii ci réew mi mais est-ce que programme yooyu tey la jul ndax tey la ndaw yi di gën a mën a jël gaal yi. état dafay annoncé ni. day teg ay programme yuy téye ndaw mi fii bokkut ak état dafay teg ay programme comme xëyu ndaw ñi par exemple. xëyu ndaw ñi ku ñu recruter
ñi ci taxawaloon ay projet ñëpp wala ñu orienté leen fenn ñëpp a ngi jooytu tey koo ci fëgg ñenn ñi ëpp fayda ñi ci am fayda sax ñu bëri ci ñoom bàyyi nañ déjà. Mame Mbaye maa ngi ci waxtaan ak benn technicien ci wàllu agriculture mercredi bi passé xaw ma jeudi li am ci ay domaine agricole communautaire Sénégal benn dong ni ñu ko waxee bu ñu ko defee noonu Mame Mbaye mënoo génnee lu jige 100 milliards di ko yemale ci ay logement ak ay bureau ci foo xam ne dañu fa war a bay dañu fa war a def transformation dañu fa war a def sàmm dañu fa war a def pisciculture ak yeneen xaalis boobu bu ñu ko jënde woon ay unité de transformation mënoo am lu toll ci 800 hectares loolu mooy plan bu kii bi quoi dag bi am xaalis boo déparé mën a tabax fooy def aquaculture am xaalis boo déparé mën a dégager loo xam ne da ngay bay lu mat 100 hectares ba noppi nga dawal un an et demi xale ya ngay liggéeyloo di la laaj xaalis yow ngay wax ni da ngaa perte loolu du dëgg c'est pas possible loolu boo ko defalee golo sax société ba mu jiite dana dox c'est-à-dire nguur gi ci xalaat ci wàllu kàddu daf koy rafetle mais bu ñu ko waree concrétiser nga xam ne ay nax kese ci nekk mais dagg amul benn réew bu ci mën a am ñett wala ñeent ci am réewam di am problème ay ndaw yu am xëy dag lu néew mën na employé fukki junniy nit direct mën na employé juróom fukki junniy nit indirect benn bu nekk lu mu néew laa wax de lu mu néew waxtaanal ak spécialiste yi ci wàllu boobu ba ci ñi nga xam ni ñoo nasoon projet boobu ñi nga xam ñoo ko nas da ngay jàpp ni suñu kilifa yi suñu politique yi bii lay dañuy fontoo amuñu benn respect ak ñun parce que dag mënoo ci am annoncé ko génne xaalis bi mais président Macky Sall dëgg nag li ñu koy interpellé nag mooy lu mu teg conco nag xaalisu dag yooyu ñu annoncé mënu koo teg conco nag gars yi xaalis boobu fu ñu ko jëmee tey ndaw yi bi mu ne ndaw yi dégg naa seen jàmbat aajuwul muy chercher de gauche à droite di uti ay programme nañu relancer dag yi ubbi ko def ci xaalis bi ñu ci annoncé ñu def ko ci nga xool mais bu ñu am annoncé fukki dërëm nga jël juróom-ñett yi yëpp ni ay jumtukaay lañu ko jënd ay matériel oto million nga annoncé fukki million bureau million nga annoncé fukki million mais gaynde ñun bu ñuy wax ay tool domaine agricole communautaire mais waxuñu ay bureau ak ay clim dañuy wax ay tool ak ay unité de produit yoo xam ne ñuy def ay transformation def nangam xoolal dag yi mënoon naa xoolal bu ñu ko joxee techniciens yi ne ci dëkk bi ataaya dootuñu ko jëndi maam bari na lu ñuy jëggaani kenn dootu ko jëggaani mais xam nga lu ñu am nguur goo xam ni xaalis ba muy am ca importation la gën a jox gëdd production locale c'est ça la réalité Sénégal yi loolu la ñu bëggul comprendre loolu la ñu bëggul dégg Sénégal fullaalagul local importation la gën a fullaal moo tax nag ndaw ñi duñu mës a am liggéey parce que benn pas bi importé di indi ñetti bateau ñetti ndaw lay liggéeyloo chauffeur ba yonukat ba ak kay bale ak doom ja ci comptoir ba ñoom kese ñoo ñoo accaparé milliards yi mais ci ñooñu la gouvernement bi di amee xaalis mais loolu mooy lan loolu daa dem fenn. agropole yooyu. man c'est vraiment une suggestion ñoom ñooy xalaat nag.